am ci solo lool leneen li am solo di it ñu mënal suñu bopp ci wàllu lekk univers scolaire taxaw ci lu ni mel àllarba ji Youssouf Konté di dalal Khady Thiané Ndoye di chargé de programme ci ONG Sycodev Afrique di ngeen mën a topp reportage bu mag jëm ci wàllu cantine scolaire ak rapport bi mu am ak souveraineté alimentaire di mënal suñu bopp ci wàllu lekk univers scolaire àllarba ji lay doon bu ñeenti waxtu toftalee juróomi minute ba ñeenti waxtu ci RSI 92.5 ak xarala yu yees yi. Salaamaaleykum Sénégal ngi maaleykum salaam Sénégal ngi nanga def sawa. Voilà 8h05 yegsi nañ ci pàcc bi noonu dalalee suñu gan le grand entretien bu Salam Sénégal mi ngi Maram Ndiaye ginnaaw ba ma la nuyoo kon ma bàyyi rek suñu gan tey. jërëjëf Arouna Diouf maa ngi lay nuyu di nuyu également tous les auditeurs de Radio Sénégal di beral nuyoo suñu gan muy le colonel Ibrahima Ndiaye moom la ñu dénk lépp rek loo xam ne moom moo soxal wàllu jokkalante bi si biir kuréel gi nga xam ne rek moom mooy gendarmerie nationale tey mooy suñu gan si biir Salam Sénégal moom colonel ginnaaw ba ñu la nuyoo di am mbégte tey di ànd ak yow si waxtaan bi. maa ngi lay fay bu baax mi ngi di la nuyu di nuyu suma xarit Arona di nuyu également waa RTS ak la direction générale. di si boole également képp kuy auditeur u rajo Sénégal. ci turu général Martin Faye. alors ginnaaw ba ñu ko nuyoo moom itam di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi si force de défense et de sécurité yi moom colonel laaj bi njëkk bi mooy suñuy wax xel suy dem si gendarmerie d'habitude dafa doon corps bi nga xam ni dañuy seen liggéey dafay ànd ak discrétion tey ñu gis ni de plus en plus si seen liggéey communication bi daf see am solo lan moo waral loolu. waaw mi ngi laaj boobu am na solo parce que boo xoolee bu yàgg ba tey dañu doon tuddee la grande muette. mooy ñi nga xamante ni du ñu wax. tey nag su may wax sax dama naan léegi c'est normal que liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy def état bi di jël ay moyens di ñu ko jox. population bi am ay attentes si ñun dafay baax soo liggéeyee nag ba egg si benn moment bi résultat yi nga am. nga xamal ko citoyens yi xamal ko kilifa yi ñu xam ni force de défense et de sécurité yi lii mooy seen taxawaay de plus en plus ñuy avancer il faut que ñuy génne résultat de service yi loolu mooy tax nit ñi mën a évaluer liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy def mënatoo toog ci sa bureau rek def li ngay def noppi parce que soo ko génnewul nit ñi jël résultat yi interpréter ko à leur manière te bu boobaa mën na nekk interprétation boo nga xamante ni nekkul li nga xamante ni moom méngoo ak dëgg bi. alors tey ñu ngi toll ci jamono yi nga xam ni comme ni nga ko jeexalee rek jamonoy désinformation moom moo fi nekk ak fake news yu nu mel naka ngeen def yéen ba souvent ngeen bañ ci doon ay victimes wala boog boo leen ci doonee victime d'habitude ban taxawaay ngeen ci amee. waaw da ngay nekk ci benn posture d'anticipation da ngay xam ni liggéey bi boo ko defee ba pare yow boo ko génnewul nit ñi interpréter ko te interprétation boobu moom mooy indi souvent désinformation léegi nag loolu da nga koy xeex bi mooy nga nekk au devant bu ngeen xoolee chaque fois que mu am loo nga xamante ni dafay intéresser un peu les populations da ngay génn au devant de la scène wala nga def un communiqué wax li nga xamante ni moom moo nekk pour que nit ñi bañ a génn leneen lu wute ak li nga xamante ni moom mooy dëgg gi. alors lu waral waxtaan bi lu ko waral surtout moom mooy ay bés yi ñu génn def ngeen ab communication ba nga xam ne da ngeen doon fësal rapport seeni activité si atub 2025 bi ñu génn lan tey jii moom la ñu mun a jàppagum en attendant may dugg si yeneen pàcc yi si rapport bi suñ ci waroon tirer enseignement yi njëkk lan la. waaw moom la ñuy wax les résultats de service. résultats de service daf ñuy yóbbu si statistiques yi nga xamante ni gendarmerie nationale si année bi nga xamante ni moom la ñu génn muy 2025 am na ko si liggéey bi nga xamante ni moom lañ ko dénk.
loolu nag su ma koy tënk dama koy tënk si juróomi fànn bu njëkk bi moom mooy wàllum sécurité routière mooy mbirum accident yi. bi si topp mu nekk xeex bi ñuy def wàllum drogue. beneen bi mooy criminalité de manière générale mooy atteinte aux personnes et aux biens mais boobu dama si jël benn bu am solo mooy li ñuy wax le vol de bétail boobu aussi dinañ ko faram-fàcce. ak beneen bi si topp nga xamante ni dañ si dugg mooy mbirum migration irrégulière. nit ñi nga xamante ni dañuy jël gaal gi di génn. te jaarewuñ ko si yoon ak traite des personnes. yooyu yëpp dinañ ci ñëwaat jeexale nag après si li nga xamante ni moom mooy perspective yi. mooy at mi nga xamante ni moom la ñuy jëm. ban taxawaay lañ ci war a am. alors suñu ñëwee si bu njëkk bi muy sécurité routière. ñëpp gis nañ ni chaque année Sénégal dafay enregistrer ay accidents yu bare. at mi ñu génn di 2025 mucc si parce que boo xoolee globalement si nombre d'accidents yi nga xamante ni nii am nañ ko dafa yokk lool. yokk na lool. yokkaay bi dafay indi souvent interprétation nga xamante ni dinañ ci dugaat tout à l'heure si kanam. mais boo xoolee nombre d'accidents yi ñu am dafa yokk de presque 40%. indi un lot de blessés et un lot de morts ay morts yu bari. ak ay blessés yu bari. buñ ko xoolee mën nañ jàpp ni si morts yi ren am nañ ci lu tolloog 850 morts. muy juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk. nga comparé ko ak année bi nga xamante ni nii moom la ñu génn ñu ngi woon ci 687 di juróom-benni téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent. boo dikkee ci blessés yi c'est la même chose. blessés yi aussi boo xoolee ñi ngi toll ci pratiquement 12 654 blessés. mooy fukki junni ak ñaar ak juróom-benni téeméer ak juróom fukk ak ñeent. nga comparé ko ak 2024 ñu ngi nekkoon ci 8547. mooy juróom-ñetti junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar. loolu nag boo koy xool ci ay accidents de la circulation simplement yi nga xamante ni dafa am dommage corporel. li ñu ci recensé globalement mi ngi toll ci 7532. juróom-ñaari junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak ñaar. nga comparé ko ak 2024 ñu ngi nekkoon ci 5215. muy juróom benni junni ak ñaar téeméer ak fukk ak juróomi accident. boo xoolee donc am na progression. mais lan moo ko indi. oui foofu la wax ci nekk. boo xoolee li ko indi. da ngay gis ni gaa infrastructure yi mën na ci am wàll bu am solo. mooy tali yu baaxul. wala tali boo nga xamante ni manqué na lumière. wala tali boo nga xamante ni signalisation bi ci war a nekku ci. loolu bu njëkk la. mais loolu waa fànn bu ndaw la. nga jël li nga xamante ni moom la ñuy wax parc automobile bi. mooy oto bi ni mu mel. màggataayam ndax oto bi frein yi baax na. ndax lampe yi baax na. ndax norme yi sécurité yi ci biir am na ay ceinture ak yu mel noonu am na. loolu aussi am na ci wàll. mais dañu jàpp ni lépp li nga xamante li ci ëpp ci accident yi. nit ki moo koy créer parce que nit ki. li jóge ci moom mën a indi accident dafa bàyyi. am na lu ñu ci wax défaut de maîtrise mooy ñàkk mën a maîtriser sa oto. am na ci lu ñuy wax inattention. mooy ñàkk def attention. am lu ñuy wax imprudence wala négligence mais bi ci am solo mooy inobservation des règles. code de la route bi moom la nit ñi souvent du respecté. dafa am loo nga xamante ni dañ koy tuddee la banalisation quasi généralisée des comportements à risque. c'est-à-dire comportement bi nit ki war a am. ba nga xamante ni su dee ni tali bi baaxul moom mu jubbanti ko. wala su oto bi baaxul moom mu jubanti ko. non seulement du am mais daf koy yokk d'ailleurs. parce que faute yi nga xamante ni mooy indi accident yëpp pratiquement ci nit ki lay jógee. et ça c'est extrêmement important. mu nekk nag aussi suñu responsabilité. ci wàllum sensibilisation. ci wàllum formation xoolaat sanction yi ak yu mel noonu. mais ci mbir moomu. gendarmerie daf ci am taxawaay bu am solo. daf ci aussi liggéey bu am solo. ba nga xamante ni
bu dul woon taxawaay boobu accident yi mën naa gën a métti. mi ngi commencé si. comme dafa nekk fléau boo nga xamante ni chaque année dafay yokk. gendarmerie jël si ay matuwaay bi si njëkk. di créer loo nga xamante ni mooy li ñuy wax légion de gendarmerie de sécurité routière. légion la boo nga xamante ni. fii la basé wu à Dakar mais lépp luy mbirum sécurité routière moom moo ko yore. mu am ay groupement yu ko composé mooy groupement wu Dakar. nga xamante ni ñoo nekk si tali yi ngay gis côté VDN bi ay côté Ngor ak yu mel noonu. am l'escadron de surveillance routière. mooy ñi nekk si autoroute bi ak route nationale bi ak li ñuy wax le groupement routier nga xamante ni brigade routière yi nekk si Sénégal yëpp nga xamante ni tey jii on est à 13 brigades routières. te ñu ngi dem vers la départementalisation fexe ba gox boo dem. fekk fa benn brigade routière boo nga xamante ni moom mooy saytu. mbirum accident mbirum tali bi. d'accord pour que nit ñi respecter le code de la route. oui bi ñu defee loolu ba pare. ñu créé benn centre national de formation à la sécurité routière. boo nga xamante ni moom mooy former agent yi ñuy yóbbu ñu ci kaw tali bi. pour que ñu mën a xool mbirum accident yi. bi si ëpp solo nag mooy la digitalisation des amendes forfaitaires. fexe ba nit ki bu defee infraction ci kaw tali bi dootul am ci mbirum fay amende forfaitaire mbirum joxante loxo ak loxo. donc ay machine ci la ñuy jaarale paiement bi. est-ce que tey loolu c'est effectif fépp ci Sénégal. que fekkee ni ku bokk seen corps la. tey jii pour fay amende jokkalante boobu amatul est-ce que c'est effectif. waaw c'est effectif boo xoolee ci brigade yëpp aujourd'hui ñu ngi ci am li ñuy wax. machine boobu ñu ngi koy tuddee PDA mu nekk un programme digital assistant. ñu ngi nekk di ko utiliser mais de manière progressive. fépp matagul li fi nekk matagul mais quand même état bi ak à travers la gendarmerie nationale à travers aussi la maison des assurances ak les impôts et domaines. ñu ngi siy def liggéey bu am solo pour di yokk dotation yi ba nga xamante ni fépp foo mënti dem. di nga fa fekk machine yooyu nga xamante ni soo amee infraction booy fay foofu nga koy jaarale. parce que nag ñu bari dañu yàgg a wax ni niveau de corruption bi mooy tax. tout à fait ba nga xamante ni accident yi di yokku. parce que da ngay gis agent boo nga xamante ni mën na faj benn mbir nee nañu di corruption bi tax mu bañ a def liggéeyam ni mu waree. léegi nag dañuy teg des mesures yoo nga xamante ni lépp lu nit war a fay dañ koy jaarale ci machine yooyu. alors oui alors beneen pàcc bi waa ngi koy junj sànq moo jëm ci xeex ngeen di xeex yu mel ni sinébar ak leneen loo xam ne rek dañu koy tere foofu itam gis nañ ni am na ay jéego yu am solo yi ngeen jot a def gis nañ ay localités yoo xam ni mbir ya nag foofu la gën a teŋee yu ci mel ni ki Dakar Fatick ba li nga xam ne rek moom moo di Thiès sur ce plan également yan matuwaay ngeen jël ba mun a am bii le résultat. waaw ay résultats yu am solo la ñu def ci mbirum sinébar boobu. mais c'est important. ñu xam ci wàllum xeex accident yi. oui liggéey bi nga xamante ni def nañ ko ci. parce que boo xoolee ci année bi ñu génn. lu toll ak 1,563 milliard. d'amende forfaitaire gendarmerie nationale. percevoir na ko. ok muy lu am solo boo xoolee permis de conduire yi nga xamante ni saisir nañ ko toll na ci 37 300. mooy fanweeri junni ak juróom-ñaari permis yoo nga xamante ni retiré nañ ko. contrôler lu ëpp 3 millions de véhicules sur le territoire national. ak plus de 500 000 motos. donc c'est important que ñu xam ni liggéey bi mi ngi dem. ñu ngi siy def li nga xamante ni nii ñu ngi ko si war a def. gaa am na fànn yoo xamante ni dinañ ko si yokk. maintenant pour ñëw si sa question bi. mooy mbirum trafic de drogue. boo xoolee drogue bi nga xamante ni moom la ñu saisir si Sénégal. mi ngi toll ci am na 946 saisies. mooy juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn saisies yoo nga xamante ni unité yu gendarmerie yi def nañ ko. ci loolu. jàpp nañ ci lu tolloog 1302 personnes. junni ak juróom-benni téeméer ak ñaar. ci ñooñu boo xoolee góor ñi ci jàpp am na 1287 góor. ak ay xale yu ndaw ñoo nga xamante ni ils sont impliqués muy 63 mais ni si ëpp am na aussi un nombre comme les étrangers ñi nga xamante ni dëkkuñu Sénégal dañ fi ñëw wàlliyanti ñu toll si 194 mais li si am solo mooy saisies yi ñu def si saisies yooyu jot nañ si lu toll ak 5238 kilogrammes de chanvre indien
muy juróomi junni ak ñaar téeméer rek lu topp ci chanvre indien. moom la ñuy wax yamba sinébar. boo jëlee cocaïne. toll na si 730 kilogrammes yoo nga xamante ni saisir nañ ko. te li si ëpp biir Dakar lañ ko saisir. mais boo xoolee lim yooyu nga xamante ne ni am na si saisie drogue yi. da ngay gis ni Sénégal day nekk zone boo nga xamante ni. drogue bi daf fiy jaar. soit di génn am na luy des moom. war nañ see mën a tiit loolu. waaw mais am na nag liggéey bu am solo boo nga xamante ni gars yi ñu ngi ko siy def. liggéey bi si gendarmerie nationale di def dafa créer li ñuy wax le groupe de lutte anti-drogue mu ànd si liggéey bi. ak toutes les autres forces boo xoolee à côté police mi ngi def liggéeyam ak OCRTIS la douane aussi mi ngi def liggéeyam ak voilà ak. si biir réew mi yëpp la si biir réew mi yëpp mais man saisies yi may wax ni mooy saisies yi nga xamante ni moom la gendarmerie nationale def avec ses unités. léegi nag il fallait que mu renforcer sa posture. jël unité boo nga xamante ni loolu kese mooy doon liggéeyam. moom la ñuy wax le GLAD le groupe de lutte anti-drogue. ñoom loolu kese moom moo leen di tax a jóg. boo lekk liggéey bi nga xamante ni moom la brigade de gendarmerie di def si niveau national bi. liggéey boobu li tax ñu mën a am résultat yu mel ni tey mooy posture bi ñu jël renforcer lépp luy présence si zone de transit yi. présence si marché hebdomadaire yi. te loolu bu ñu ko mënee def tey dañu créer li nga xamante ni moom la ñuy wax les escadrons de surveillance et d'intervention. ñu bokk ci fànn bi ñu tuddee gendarmerie mobile muy appuyer les brigades de gendarmerie ci liggéey bi nga xamante ni moom lañ doon def. donc day yokk présence bi. sur le terrain ba nga xamante ni yu bari yu doon am contrôle bi nga intensifier. day tax nga mën tee teg loxo. d'accord alors xam naa parce que dese nañu pàcc yu bëree bëri ci rapport bi donc suñu mënee wax itam ci beneen loo xam ne juñu nga ko mu doon une réalité saa su ne auditeurs yi du ko jooy rawatina à l'intérieur du pays mooy jur gi nga xam ne dañ koy sàcc gis nañ ni Sénégal dafa criminaliser lu nu mel malgré tout tey gis nañ ni dafa mel ni tey la wàlla gën a aay mais lu ñu ci remarqué également mooy jur yi réer yi ngeen ciy gis bëriwul. waaw loolu dafa am firnde dafa am lu koy firndeel. mais liggéey bu ama solo. lañ ciy def boo xoolee at mi nga xamante ni gën nañ ko. boo jëlee atteinte aux personnes et aux biens yi bari nañu. nous sommes à plus de 10 400 et quelques cas. mais si 10 400 et quelques cas yooyu boo xoolee crime yi li si ëpp mooy vol de bétail mooy sàccum njur gi. am nañ si lu tolloog 1029 cas. mooy junni ak ñaar fukk ak juróom-ñeent. loolu ñaaw ñiy def lu ñaaw. yóbbu nañ lu tolloog 3500. si suñu secteur de compétence secteur u gendarmerie nationale. mooy ñetti junni ak juróomi téeméer ak juróom-benn bet yoo nga xamante ni gaa yóbbu nañ ko. mais liggéey bi ñu si def tax na ñu jàpp si ay nit ñi nga xamante ni ñoo si impliqué wu lu tolloog 1321 personnes. mooy junni ak juróom-benni téeméer ak ñaar fukk ak benn nit yoo xamante ni gendarmerie teg na leen loxo. jébal leen ñi nga xamante ni ñoo yore mbirum yoon. si njur gi nga xamante ni jël nañ ko gis nañ si lu tolloog ju nekk juróom-benn fukk ak ñaar xeeb nañ ko nag. parce que suñu sañoon lépp li nga xamante ni sàcc nañ ko comme jur dinañ ko retrouver mais li tax liggéey boobu xaw a. jafe mooy 30% lay tollool. li tax mu jafe nag mooy gars yi bu ñu sàccee rek pratiquement dañuy daal di yóbbu daal di rendi. xam nga bet bi ñu rey moom pratiquement pour nga jotaat ko dafay xaw a compliqué loolu moo tax liggéey boobu xaw a ndërmeelu tuuti mais liggéey bu ama solo moom lañ si. oui alors ba tey si wàllu woowu parce que yaa ngi koy wax si wàllu statistique criminelle yi également foofu gis nañ ni tamit mi ngi jéggi dayoo def ngeen si ay jéego am na dëkk yoo xam ne nag fa la gën a fësee Dakar moo nekk sa bopp ba alors lu nu mel lan lay firndeel dëgg-dëgg est-ce que dañuy jàpp ni tey jii criminalité moom moo yokku wala boog seeni moyen peut-être moom moo efficace ba tey jii ñu mën a teg yooyu ay am résultat bi. waaw ñaar yëpp la ñuy jël. boo xoolee criminalité bi dafay yokk te li koy yokk mooy. boo jëlee zone bu mel ni Dakar ak Thiès nga xamante ni dafa am une forte densité. la population dafa yokk bu baax a baax si gox-goxaat yooyu am une forte activité économique. donc économie buy yëngatu dafay créer li nga xamante ni moom la ñuy wax le phénomène day yokk phénomène délinquance. léegi nag loolu su amee da ngay am aussi ay taxawaay. c'est-à-dire demande sécuritaire bi
statistiques yi loolu lay jariñ boo xoolee ñuy génn boo gisee ñuy génne statistiques yi dafa nekk benn outil d'aide à la prise de décision li nga xamante ni génn nañ ko buñ ko analyser dafay wane ni ñun jumtuwaay yi nga xamante ni moom la ñu war a yore biir Dakar nga xamante ni moo gën a fësal mbirum criminalité dañ ko far a yokk mbirum renseignement il faut nga yokk ko foofu moyens yi nga xamante ni moom ngay am pour xeex délinquance bi foofu lay gën a yokkoo et c'est très logique donc bu ngeen xoolee statistiques yi loolu lay jariñ donc bu ñu jëlee les atteintes aux biens par exemple ñu ngi constaté 1563 cas de vol simple bu dee vol aggravé mooy vol yi nga xamante ni guddi gi lay am wala ki koy def dafay yore oto ak yu mel noonu mi ngi toll si 837 mooy juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar abus de confiance yi pareil mi ngi toll si 796 juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn escroquerie yi pareil yooyu yëpp dafay yokk mais foofu nga ñuy gën a gisee activité gendarmerie nationale parce que dañuy yokk suñu présence li nga xamante ni moom la brigade yi di liggéey d'abord ñoom dañu continuer di wéyal seen liggéey mais am na ay unités de renseignement yoo nga xamante ni yu bees yoo nga xamante ni da nga koy mettre en place ñu dugg si biir dëkk bi fa nga xamante ni fa la nit ñi di tase ñu yokk seen présence foofu yokk moyens yi boo xoolee aujourd'hui événement yu mag yi am yëpp muy làmb yeeg ak match de football yi non seulement dañuy yokk unité yi nit ñi nga xamante ni dañuy sol tenue mais élément renseignement yi dañ leen di yokk boole kook des moyens ay drone yu am solo yu ñuy permettre aujourd'hui ñu mën a surveiller l'activité de criminel mën a teg loxo ñi nga xamante ni ñoom ñoo si impliqué waaw waaw donc pour ça également di fàttali taux d'élucidation bi toll na si 99%. Voilà maanaam téeméer boo jël daanaka juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent am nañ ci ay résultats. téeméeri incident yoo si jël juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent am nañ ci résultat bu baax am nañ ci résultat pratiquement presque 100% la li ñu si jàpp bari na lool teg nañ si loxo ay nit ñu bare donc Dakar moo si jiitu teg si Thiès après Diourbel soog a ñëw les régions yi nga xamante ni nii dañu xaw a dañu gën a sori foofu da ngay gis ni criminalité bëri mu fa doole trop d'accord alors lu ñu desee si simili daanaka juróom-ñeent la si kàlla may Kocc ak nasaraan laaj bi may laaj lu jëm si wàllu migration bi foofu itam gis nañ ni li ngeen di teg loxo ay gaal bëri na mais suñ doon tirer tey des enseignements si résultats yu leen ko may ak tey lan ngeen di fas def ba gën ko mën a parce que su fekk ba tey nit ñaa ngi dem loolu noonu yan assurance nga si mën a jox tey Sénégalais yi effort yi ngeen siy def ak yi ngeen fas yéene defal. waaw effort yi déjà bari na parce que phénomène bu amee buñ ne nit ñi dañuy jël gaal yi di daw commandement bi dafay toog mooy fi ñuy wax yam naan yéen a ngi koy dégg le CROGEN le centre de renseignement et des opérations de la gendarmerie foofu la ñuy jëlee les décisions fa la commandement bi di toog ak kilifa yi yëpp ñu analyser phénomène bi yan taxawaay lañ si war a mun a am boo xoolee at bi nga xamante ni génn nañ ko gendarmerie empêché na 44 départs mooy ñeent fukk ak ñeent yoo nga xamante ni teg nañ leen loxo ba nga xamante ni la ñu bëggoon antuwul si biir loolu am na si 2757 migrants yoo xamante ni tere nañ leen a dem muy ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar si ñooñu boo xoolee am na si 23 pirogues yoo xamante ni téye nañ leen jël si ay moteur lu tolloog juróom-ñeent ak carburant bu tolloog 12893 mais taxawaay boobu li ko waral mooy dafa am benn synergie bu am solo bu force de défense et de sécurité yi teg gendarmerie wéetul si liggéey bi daf si ànd ak waa marine ànd si ak militaires yi de manière générale ànd si ak képp ko nga xamante ni yaa ngi am wàll si ndox mi ak zone yi nga xamante ni mooy doon zone de départ yi parce que liggéey bi yow rek mënuloo ko def am na lu bari loo xamante ni ñu ngi ko siy def gendarmerie créé li ñuy wax la légion de gendarmerie fluviale et maritime boo nga xamante ni moom mooy saytu lépp loo nga xamante ni mooy dox si biir ndox mi moom moo ëmbaale mbirum section environnement nga xamante ni day xeex non seulement li nekk si ndox mi mais aussi tout ce qui est pollution mais si wàllu wi mu joué si rôle bu am solo la section environnement unité boobu ñëw coiffé li nga xamante ni mooy les brigades fluviales yi ñuy teg si zone yi nga xamante ni am na ay départ boo jëlee ay Kayar ay Mbour
nga dugg biir Fatick. donc Joal. donc zone yooyu yëpp. dafa am ay dispositifs yu ñu fa teg ànd si ak des partenaires yoo xamante ni. mooy tax xeex bi gën a taxaw c'est-à-dire ñu gën a fës. si zone yi nga xamante ni gars yi mën nañ see départ ak itinéraire yi nga xamante ni moom la ñuy jël pour mën a dem si li ñuy wax mooy plage yi ñuy jëlee gaal yu ndaw yi. xeex boobu nag li tax mu metti yow ni ngay xalaatee pour xeex ko. gaa yooyu aussi noonu la ñuy xalaatee di xool fan la ñu mën a jaar. di teg seen pexe. teg seen plan. ba mën a rëcc. mais li si am solo rek mooy synergie bi nga xamante ni teg nañ ko en place pour mën leen a empêcher ñu réussir seen stratégie. alors tey jii lan mooy les recommandations lan ngay xaar si askan wi ak 2026 bii ñuy dugg tey jii lan mooy perspective yi parce que am na ay défis sécuritaires yu leen xaar jëm si wàllu cybercriminalité entre autres yooyu noonu yëpp tey jii ban taxawaay ngeen si fas yéene amee. taxawaay bu am solo boo xoolee mbirum cybercriminalité am na aussi unité bu bees boo xamante ni mettre nañ ko en place. mooy le centre de lutte contre les criminels et les infractions criminelles mu nekk benn unité boo xamante ni lépp luy cybersécurité moom moo ko jël en compte. donc ñoom ñooñu si jàppale si xeex boobu mais fi ñuy xaar pour population bi mooy seen collaboration. aujourd'hui sécurité nekkatul rek loo nga xamante ni dañ koy bàyyeeg homme de tenue yi ñëpp lañ si xaar. te xaar boobu ñun dañ leen koy yombalal nañ leen ko. am na centre d'appel boo nga xamante ni képp ku jaaxle wala nga gis loo nga xamante ni naka su dul noonu la kuy def naka su dul noonu mën ngaa woote foofu te doo fay dara mooy le centre d'appel de la gendarmerie boo nga xamante ni pour nga jot ko am nga ñaari numéro bu njëkk bi mooy 1 2 3. loolu xam naa ni yomb naa jàpp 1 2 3 kooku sunu mag ñi sax nga xamante ni am nañu problème war nañ ko mën a composer te boo wootee kenn du xam sa tur ñun li ñu soxal rek mooy li nga xamante ni moom ngay dénoncer 1 2 3 mooy numéro bu njëkk bi si topp mooy 800 00 20 20 800 00 20 20 ce numéro là ces numéros vous pouvez appeler dessus c'est des numéros verts gratuitement. doo fay dara nga wax li nga xamante ni moom moo la jaaxal ñun foofu la ñuy xaar population bi te ñu bañ a hésiter li nga xamante ni gis nañ ko ñu nekk ci biir dëkk yi gox-goxaat yi nañu jóg sol seen daal dem ci gendarme yi wax leen ko. alors bu ñu ko ragal. nga baal ma moo ko la gone également ña nga ca TikTok ba. yéen lan ngeen di def foofu ba cible bi ngeen gën ko élargir. waaw ñu ngi fépp tey ji xam nga sànq mi ngi poser question naan mi ngi may laaj naan ma. bu njëkk ba daaw leen wax mais tey jii ñu ngi foofu yëpp ñu ngi ci plateforme TikTok yi gendarmerie mi ngi ci plateforme WhatsApp ñu ngi ci plateforme Facebook ñu ngi ci plateforme X yooyu yëpp pour véhiculer les messages di interagir ak population yi ñuy poser ay questions ñu leen di tontu mais fi may insister mooy population warut a ragal gendarme parce que fu gendarmerie am c'est parce que population yi ñoo fa nekk. ñoom ñoo ñu tax a nekk. des fois ñu fas seen kanam de. waaw fas kanam bi non xam nga liggéey bi moom. da nga koy def. te li mu laaj ngay joxe. dafa am foo xam bu ñu fa tollee suñu rôle mooy appuyer population yi di leen aider. di leen secourir waxtaan ak ñoom di leen renseigner léegi nag ku si jéggi yoon ñu daal lay delloo si waat ci yoon loolu mooy suñu liggéey. d'accord alors la toute dernière question mon colonel avant ñuy def benn résumé bu ndaw en 3 minutes après en français mooy tey l'actualité da ngeen ci nekk au devant de la scène avec cette affaire bi ñuy wax wàllu homosexualité transmission volontaire du virus mais foofu dossier yu ni mel tey Sénégalais yi bëri dañu koy xaar est-ce que c'est facile pour yéen ngeen ci liggéey ak ban tey jii tollé bu mu def est-ce que yéen de manière volontaire yéen a ko bëggee nii wala lan moo ci xaw. waaw mi ngi xam nga tey moom suñu toogaay fii li ñu indi mooy wax ci résultat de service yi. waaw dinaa la ci tontu nag mais damay topp rek tànku général Martin Faye di haut commandant de la gendarmerie li mu soo xoon amul benn infraction ba nga xamante ni gendarmerie day jóg ciblé ko. amul dañuy def suñu liggéey ni mu waaye infraction la comme yeneen infraction yëpp dañ koy suñu rôle ci liggéey boobu mooy ñu constater infraction bi dem rechercher les auteurs c'est-à-dire dajale li nga xamante ni mooy preuve yi daal di jël nit ñi jébbal leen ko yoon comme ni ñu koy defee ci yeneen infraction bu nit sàccee ab nag nañ siy liggéeyee wala nit yore drogue nañ soy liggéeyee noonu la ñuy liggéeyee ci cas bi nga xamante ni moom nga wax donc amul benn particularité maintenant
nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo impliqué wu si biir seen qualité ak fa leen nit ñi di xoole mooy mën a tax peut-être que du pression si espace public bi non du doon benn pression dañuy def liggéey bi comme ni ñuy defee comme ni ñu koy defee bu ñu gisee ko nga xamante ni sàcc na benn vélo wala ko nga xamante ni tooñ na yoon ni ñuy defee liggéey boobu rek la ñuy continuer. D'accord. Alors, mon colonel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Une voire deux questions en français. Si on devait faire des enseignements de manière globale concernant ce rapport, quels sont les enseignements et quelles sont les recommandations envers la population, vos attentes particulières? Oui, par rapport à ce rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet déjà aux populations de comprendre un peu l'activité opérationnelle de la gendarmerie nationale, les résultats de service de l'année 2025. Ça nous donne des informations réelles, objectives sur tout ce qui est insécurité routière, tout ce qui est lutte contre le vol de bétail, contre la migration irrégulière, par exemple, contre le vol de bétail. Et ça permet au commandement de pouvoir orienter la décision à prendre pour l'activité opérationnelle. Naturellement, on va voir que sur certaines rubriques, il y a eu des résultats probants. Il faut à ce niveau conserver les acquis et améliorer ces résultats de service. Et sur les parties où on a constaté une recrudescence des faits répréhensibles, réorienter la décision opérationnelle et voir comment améliorer ces résultats et parvenir quand même à mieux protéger les populations. Oui, et ces populations dans tout ça, quelles sont vos attentes envers la population sénégalaise? Des attentes dans la coproduction de la sécurité, tout simplement. Nous sommes là pour la population. La gendarmerie nationale, elle est là au service de la population. Nous avons des centres d'appel mis à la disposition de la population pour dénoncer les faits délictuels, pour dénoncer les faits criminels. C'est des numéros très faciles à retenir. Autant on avait 800 00 20 20, qui est toujours d'actualité, qui est un numéro gratuit, mais on l'a simplifié davantage. Aujourd'hui, vous pouvez joindre le centre d'appel avec un numéro 123, le 123, juste 3 chiffres, pour joindre, parvenir à joindre le centre de renseignement opérationnel et dénoncer les faits. Et je les rassure que c'est sous anonymat, ils peuvent appeler tranquillement, ou bien, dans les différentes localités, se déplacer, aller voir les commandants de brigade, aller voir les gendarmes, leur parler de leurs préoccupations, même s'ils ont des difficultés, au-delà de la dénonciation. Ce qui se passe dans les différentes localités doivent parvenir à la gendarmerie nationale. Et il faut une interaction réelle entre les agents et les populations. Il n'y a pas de peur justifiée à ce niveau-là. La gendarmerie, elle est là pour les populations. Nous sommes accessibles et j'invite les populations à se rapprocher davantage de leur gendarmerie pour quand même mieux assurer leur protection. Mon colonel Ibrahima Ndiaye, Radio Sénégal vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup Arouna. merci mon colonel di la jaajëfal mi ngi Maram Ndiaye alors li ñuy waxtaanee ak sunu gan gi tey colonel Ibrahima Ndiaye dañ leen di ubbil bu mu jokko bi ngeen mënte réagir léegi ngeen ànd ceeg Oulay Kane Salam Sénégal incha allah suba naa dellu si 6 heures du matin. Sénégal ngi maaleykum salaam Sénégal ngi nanga def sawa Sénégal ngi